kon mbokk yi ñun ñi dañu ràññee ci péetewaayu mouvement citoyen ñun ñu nekk ci présidium bi yépp te dëkk bi dafa toll diggante boo xam ne ku ci nekk dafa war a jël ay responsabilités loolu moo tax ñu sos kuréel bi ñuy wax le peuple di ci woo bépp mouvement citoyen boo xam ne pare nga taxawu Sénégal ci ay libertéem ci démocratie am ci ay valeurs yi nga xam ni moom la fi président Macky Sall fekk. parce que li ñu seetlu mooy président Macky Sall boobu ba léegi lépp lu muy fexe mooy fàggaagal ay adversaires politiques ci ay pexe yoo xam ni yu jaarul yoon la. léegi nag man wax bi du ma dugg ci ay détails yu ay dossiers Sonko kabal bi ñu koy defal loolu leer na ñëpp loolu dinañ ko jàngat ci yeneen anam yeneen jotaay mais ñun li ñu suñu taxawaay mooy interpeller jeunesse su Sénégal et par-delà elle population Sénégal yëpp képp ku fi am un semblant de citoyenneté koo xam ni yëg nga ni ci askanu Sénégal nga bokk bul bàyyee kenn dara xamal ni mbir mi sa mbiru bopp la parce que dañu bëgg a atteindre ci suñu liberté bëgg ñu atteindre suñu dignité ci loo xam ne dafa jalgati yoon parce que gis ngeen tey li xew assemblée sax day wane ni carrément lijjanti wuñu yoon léegi nag ñun fi ñu jëm jàmmaarloo rek la ñu jëm wax dëgg yàlla loolu il faut pas ñuy raay wax bi wala ñuy sol ay gants wala ñu ciy sóoraale ku ñu topp incitation à ceci ou à cela parce que fi mu nekk nii ñun dañu agressé ci suñu liberté dañu agressé ci suñu démocratie ba noppi bëgg ñu gérer kumba am ndey kumba amul ndey duñu ko accepter parce que mënuñu comprendre ñu topp ay militants Pastef di leen jàpp benn par benn di leen coller ay motifs de atteinte à la sûreté de l'État incitation à l'insurrection incitation à la révolte et cetera et cetera et cetera ci jamono joo xam ne député Aliou Dunguru Sow Karim naan ko Dunguru ñëw na fii menacé Sénégalais yëpp jaasi ni képp ku contre troisième mandat na pël yi jël jaasi defante kook moom ba noppi installé pël au pouvoir loolu dérive ethniciste la sax apologie ethniciste la sax loolu moo gën a grave lépp te kooku député la comme Ousmane Sonko te ba mu koy def flagrant délit la soxlu woon ñu dindi mbalaanu kiiraayam donc loolu moo ñu may ñun askan wi ñu organiser la résistance parce que fi mu nekk nii débat bi dootul ay débat xam-xam dootul ay débat démocratie dootul ay débat liberté débat defante la rapport de force moo jot parce que moom depuis 2019 la pare suréquipé ay forces de l'ordre am doon am lu mu doon séntu far amul force de l'ordre yooyu fi mu nekk nii ñoo jël ay balles en caoutchouc di exercer wu ci kaw population yi di jël ay gadgets yu bees yu ñu leen jëndal di ko utiliser ci kaw population yi nga xam ne dañ leen di fekk ci seen àq ak seen yelleef parce que ñi ñuy topp nii tey yëpp li leen ko yóbbee nguur gi moo leen ko yóbbee parce que moo jël benn acte illégal convoqué député boo xam ne dafa jouir de son immunité parlementaire ba noppi ni da koy jël si buntu këram ay nitam ñëw pour défendre ko parce que ñooñu amuñu benn légalité pour ñëw jël si député bu am immunité parlementaire biir këram loolu moo indi jàppante yi jàppante yooyu nag incitation boobu mu ngi jóge ci autorité bi nga xam ni moo créé loolu kon léegi ñun askan bi suñu constitution daf ñu may ñu résister bu fekkee ni dañuy teg ay nooteel kon fi mu nekk nii jox na ñu bañ a raay wax bi bañ a sóoraale procureur kaso rek la am régime bi amul leneen lu dul kaso kese la am te il faut mu am lu dëgër pour yóbbu nit ki ci yoon léegi ñun dinañu organiser ay comité de résistance ci quartier yëpp organiser ndaw yi parce que ñun dañuy noot kon il faut que ñun tam ñu organiser wu pour taxaw jàmmarloo ak ñii te duñ ko raay duñu raay wax bi duñ ci ragal ay dem kaso wala ñuy brimer wala ñuy gaañ wala quoi que ce soit parce que jàkkaarloo jàmmarloo moo fi des rapport de force parce que amatul droit amatul légalité ñii dañ leen di topp ci yoon ci loo xam ne ñoom waa APR bu ñu ko defee dara du leen ci fekk cité naa Aliou Dembourou Sow Khalifa Sall
ba ñuy lever immunité parlementaire am mu ngi biir prison te dañ ko bañaloon ñoom lu leen neex la ñuy def. kon ñun tamit nañu am fullay taxaw boole suñu doole organiser wu au niveau des quartiers préparer ay comité de résistance comme ñoom ni ñu waajalee seen ay takk der pour que bés bu jàmmaarloo jotee ñu defante kook ñoom parce que ñoom ñu ngi jëm ci forcing ci benn dossier boo xam ne bu fekkee ni dem nañ suivre nañ ko poursuivre nañ ko jusqu'au bout immunité parlementaire nit boo xam ni alxam la procureur di topp ñu ni Ousmane Sonko la ñuy dindi mbalaanu kiiraayam dañ koy convoqué tëj ko ñun nag du ñu xaar ba loolu am ñu naan dañuy organiser wu ñuy dal suñu kaw ñu ñuy piste di ñu jàpp benn par benn parce que ñoom bu ñu paree ci Ousmane Sonko ci ñun ñii ci taabal bi la ñuy jëm commencé ko ci ay Assane Karim ñun ñii suñu wax daf leen di déranger suñu taxawaay daf leen di déranger kon maa ngi woo toute la jeunesse ñu jël mbir bi seen mbiru bopp def ko au sérieux affaire bi dafa dépassé mbiru Ousmane Sonko Karim nitu dëgg valeur la bokk mais day soutenir Ousmane Sonko kii jeunesse au pouvoir la bokk présidentielle yi Ousmane Sonko la soutenir man mii noonu et cetera mais ku ci nekk mu ngi garder identité am parce que Sénégal moo ñu boole ku nekk dafa am koo yaakaar ni xëy na bu ko yoree dina tane donc loolu mooy démocratie mooy compétition saine ci biir urne la nit di wanee dooleem et non jumtuwaay yi ko état jox mu koy wëlbati ci kaw population yi. kon kuréel bi ñu sos tey tudd le peuple ñu ngi ci woo bépp organisation boo xam ne défendre Sénégal jot na parce que 88 démocratie la ñu menacé woon mais booba ndaw yëpp dañu jóg mag yi sax dañu jóg ay maire sax dañu jóg nekk ci mbedd mi xeex ba Abdou Diouf dellu gannaaw ba ñu nangu def démocratie ba ñu am code consensuel 92 boobu nga xam ni moom la fi Macky Sall teggi ñëw teg leneenam loolu nag mooy ñëwaat parce que suñu démocratie bu ñu ko naree salfaañi suñu liberté bu ñu ko naree salfaañi dañuy jóg xeex ko kon mot d'ordre bi mooy mobilisation de la jeunesse organisation des comités de résistance dans tous les quartiers et à travers tout le pays ba noppi toog di xaar parce que le peuple est souverain parce que état lu mu am doole askan bi moo ko ëpp doole donc il faut que ñu gëm loolu bañ fi nekk fii di calculer ay lu ñu ci mën a fekk nañu xool li ñu war ñu def ko wasalaam